أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرحت إبليس وجميع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. waaw ñi ngi jaajëfal ñëpp di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant mbokk internet yëpp. waaw sëñ Abdou Karim Faye moom moo ñëwaat ngir indi yenn leeral ci boppam ak ci liggéey bi si njëkk mooy am na ay nit yu nga xamante ni ñi ngi may interpeller di ma message depuis bitim réew di ma wax ne daa am ay garab yu leen ay nit di yónnee ni ñoom ñooy sëñ Abdou Karim Faye te loolu amul. képp ku si jotul garab bu nga xamante ni sa mbokk moom moo la ko jottali wala GP indil la ko ba sa kër nga téye ko sa loxo jàppal ne du sëñ Abdou Karim Faye parce que ñooñu ay naafeq lañ ay waxkatu loo xamante ni du dëgg lañ. sama tur la ñuy jëfandikoo di yónnee ay garab bitim réew ñi nekk bitim réew di leen yónni ñuy jël téléphone yi di ko jox ñeneen ñooñu naan ñoom ñooy sëñ Abdou Karim Faye fekk na yu du man. ku ci mel ni benn xale bu jigéen bu ma interpellé depuis États-Unis ne dañ ko yónnee ay garab ay ngeer ak ay yu ni mel ay xob te man yooyu bokkul ci garab yi nga xamante ni dama koy joxe muy dem bitim réew. li may joxe ñetti paquetu feuille moom mooy nekk ci biir du ko weesu te ci enveloppe lay nekk. ku jotul loolu xamal ni sëñ Abdou Karim Faye yónneewul a garab. di indiwaatam yeneen i leeral ci liggéey bi dafay dox ci juróom benn charte yu nga xamante ni boo ko matalul wala boo ko mënul matal sëñ Abdou Karim Faye mënul liggéey ak yow mënul jëflante ak yow. bi si njëkk moom mooy da ngay julli juróom boobu moom mooy bi nga xamante ni moom moo si njëkk te nga war koy def muy julli juróom. beneen bi ci topp moom mooy téere boo takkoon da nga koy tekki mënoo jël samay traitement boole ko ak takk téere du ànd. ñetteel bi moom mooy li nga xamante ni lépp moom mooy xeetu musique dootul duggati sa nopp maanaam dootoo jël sa coobare bopp nga koy déglu. ñeenteel bi mooy da ngay maandu lu sa yoon nekkul nga bañ cee dugg boobu mooy ñeenteel bi. juróomeel bi moom mooy waruloo di génn timis mbaa timis bu la fekkee ci mbedd mi da ngay léemu maanaam da ngay def fatiha benn yoon falax benn yoon naas benn yoon ak ayat al kursi benn yoon nga tufli ko sa kanam nga soog a dem. juróom benneel bi moom moo di doo takk téere tey buñ la ko joxee doo ko jël wala traitement bi bu ko fa fekkee da nga koy dindi balaa nga koy commencé. waaw faj bi nag dafa am nu muy doxe moo di ñi nga xamante ni jinne du wax seen làmmiñ du manifesté wu si seeni làmmiñ ñooñu seen traitement mën naa dem ba 3 weer waaye ñi nga xamante ni jinne dafay wax seen làmmiñ ñuy daanook yooyu traitement bi mën naa dem ba 6 mois. leeral yooyu laay indi woon ci wàllu faj bi. beneen leeral bi may indiwaat te daanaka sax du leeral rappel laa ko mën a wax ngir fàttali mooy Sénégal gëm nañu yàlla waaye 90% population bi wóoluwuñu ko. wóolu ko mooy naka mooy tawxiid l'unicité d'Allah mooy maanaam nga jàpp ni yàlla suñu boroom rek mooy yàlla waaye da ciy am ñu nga xamante ni dañuy ciy dugal ay bokkaale yoo xamante ni bokk ci te daanaka sax duñ ko xam te loolu dafay nekk mbir bu doy waar boo xamante ni dafa yéeme. beneen bi am na ci ñu nga xamante ni seeni julli juróom matul. loolu je me dis que du yoon ndaxte yàlla suñu boroom mënul ni aqimu salaat wa aatu zakat day leen julli joxe juróom day génne asaka te maanaam julli juróom boobu noonu ku ci doy ni jullit mënu koo matal du yoon ndax yàlla suñu boroom jox na la bakkan ngay noyyi. am na ñoo xamante ni ñu ngi tëdd ci hôpital ba balaa ñuy noyyi dañ koy jënd yàlla suñu boroom may la ay tànk ngay dox. am na ñu nga xamante ni ci ay chaise la ñuy doxe ñii mënuñoo dox ñi ngi tëdd mënuñoo jug yàlla suñu boroom may la làmmiñ ngay wax ñii mu téye seen làmmiñ mayu leen ko
moo tax muy wax à chaque fois ci surat ar-Rahman surat 55 fa bi ayyi alaahi rabbikumaa tukazzibaan, lequel des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous. kon nit ñi dañoo war a delloowaat seen xel ci yàlla, bien vrai que waru faa jóge, maanaam ñuy jaamu yàlla suñu borom, wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. yàlla suñu borom bu demee ba wax loolu moo di waruñoo wàcc jaamu boobu, ci la ñu war a xëy war cee gont. nit ku nekk am na ay mbir yu nga xamante ni yàlla suñu borom jox na la ko, muy li nga xamante ni moom moo gën ci yow. te it ñuy bàyyi di ñaxtu problème bii laa am, problème bii laa am. problème boo mënti am sante ko yàlla suñu borom, ndax am na keneen ku nga xamante ni am na problème bu gën a métti te mi ngi toog di wax alhamdulilahi rabbil alamin. mbir yooyu laa indi woon ngir leeralal leen ko te ngeen wóolu alxuraan bi. man sëñ Abdou Karim Faye duma liggéey alxuraan naan dafay dal wala du dal, day amam du am. kon ma tëj kaamil bi ma tege ko fële, ndax wax na ko ci surat bi mu njëkk a wàcce muy baqara. boo paree fatiha baqara ngay dugg, dafa ne alif lam mim zalikal kitab la rayba fihi, c'est un livre sur lequel il n'y a point de doute. kon lépp loo ciy liggéey jàppal ni dafa yem ci kaw nga gëm ko. ñaar ñii laa mënta defal ñu gis, ki gëmul li may def ak ki dul def li ma koy wax. ñaar ñooñu mënuma dara si ñoom, wax yàlla suñu borom nga ñàkk koo gëm sax terewul mi ngi lay defal ay tawféex yoo xamante ni bés bu jot yaa ngi koy gis, bés bu jot yaa ngi jànkonteel ak moom, di daje ak moom. dañuy gis ñu nga xamante ni dañuy yeewu tey du ñu am lu ñu dunde, di ñaxtu lan moo tax yàlla suñu borom joxuma ngir ma dund lii, fekk loolu dafa gën ci ñoom. xëy na daf leen a dencal leneen lu gën lu nekk ci kanam. maanaam nañuy doyloo yàlla suñu borom, commencé ca moom yem ca moom, moo gën ñuy jël leneen di ko ci bokkaale loo xamante ni waru cee ne. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di jaajëfal, jërë ngeen jëf.